jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futur Média dalee nag jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ponk ya ca gën a fës bokk ci Adji Sarr mi fas yéene kon janoo tey jilee ak juge d'instruction bu 8e cabinet moom Adji Sarr moomu ñu gën ko xam nag ca gone googa tuumaal Ousmane Sonko dossier bi nag ñu gis ni ba mu tàmbalee ba tey bari jaar doore ko ca keroog ba nu waxee plainte ba mu jaar nag ci commission ad hoc ba ñu sampit ngir mu rek saytu mbalaanum kiirlaay bu Ousmane Sonko ndax dana koy yëkkati am déet ci fàttali ni ki ëllëg yamuk àjjuma la ñu fas yéene amal séance plénière ci pencum ndawi réew mi ngir xool nag ndax mbalaanum kiirlaay bu Ousmane Sonko dana koy dindi am déet code bu yees ñeel presse bu Sénégal nag fan lañu ci tollu ndax loolee bu sottee dana tax nag ñu segg lu bare bari ci métier mi nga xamante ne bari na lu ñu ci ñaawlu ab laaj bu ñu samp la daal di koy jébbal rek ki jiite commission carte nationale de presse bi ci ab séminaire boo xamante ni ñu ngi ko doon amal fële ca diwaanu Kaolack jeune reporter yi doon ko amal moom Daouda Mine nag yëkkati fa ay kàddu di xam ne nag ni liggéey bi liggéeyub ñëpp la ku ci ne da caa war a dugal loxoom bu ñu bëggee am ndam ci mbir mi jàngoroy mbas mi nag dinañ wax ci tolluwaay bi tey bi ci réew mi lu toll ci ñaari téeméer ak juróom-ñett ci cas positif la ñu wàññi ci test yoo xamante ne def nañu ko mu toll ci ñaari junni ak juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent di ay cas contact cas communautaire yi nag toll nañu tey ci téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent ci fàttali ndiki ëllëgit la njiitu réew mi Macky Sall fas yéene rek ñàkku ci mbas mi niñ ko gisee woon nag ci ndorteel li ak ki nga xamante ne rek moom mooy jëwriñ ji dénk wàllug wér-gu-yaram gis nañu ne moom moo door lu soxal wàllug ñàkk yooyu waa kër docteur topp ca dinañ waxit wàllu ñàkk yi ba tey dem ba fële ca tëngéej googu nag ñu gis ni ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa kër docteur nag ña ngay def seen kéemtalaay kàttan daanaka sax di buuxante ngir mën na nag am ci ñàkk yooyee foofee ca tëngéej ñu ne dispositif ba jaar na yoon lu ñu bëgg rek mooy fexe ba ñàkk mbooleem féete ca waa kër docteur xibaaru biti réew yi ca Mali nag procès bu Amadou Aya Sanogo doorati na niki tey jii ci alxames ji moom capitaine boobu nga xamante ne nag ñi ngi fàttaliku ci coup d'état bi nga xamante ne nag jiite woon na ko ca atum 2012 tey jii moom général Sanogo moom daanu ko rek kon acte moom ak yeneen fukk ak ñaari militaire lanu kaa toppee nag du sax ab coup d'état waaye nee nañ ay bakkan yu mu faat la ñu toll ci ñaar fukk ak benn militaire mbokk yi ponk yaa ngi nii daan ci toftal xët yu njëkk yu yéenekaay yi bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. dalee nag jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi dañu koy doore rek ak nees ko waxee woon ci ndoxteel li muy nag Adji Sarr mi nga xamante ne tey jii juge d'instruction bu 8e cabinet nag dana ko déglu guléet nag kon rek ñu di koy déglu ci lu ni mel ci fàttali mooy ki tuumaaloon Ousmane Sonko dossier bi nag ñu gis ni fa mu jaar rek bari na doore ko nag ca bañu njëkkee wax plainte ba naka noonu it ñu gis ni samp nañu ab commission ad hoc ci pencum ndawi réew mi ngir nag mu saytu ndax dañuy yëkkati am déet mbalaanum kiirlaay bu député bi di Ousmane Sonko ëllëg rek yemook àjjuma séance plénière dana am ca assemblée nationale ñu fas yéene nag wax waaw am déet ndax dañuy yëkkati mbalaanu kiirlaay bu Ousmane Sonko ñu daal di àddu ci leneen nag ñeel téeméer ak ñaari universitaire yoo xamante ne daal di nañu rek kon xaatim ci ay bis bi nag ci loo xamante ne jëm na ci état de droit. ñu ne nag loolu dafa di lu am solo professeur Bouba Diop sax mi ngi koy rafetlu bu baax a baax moom mi xam-xamam màcc ci wàllug taarix ndax jàpp na ne loole nag bu ñu ko matalee dana tax sax jafe-jafe yi ñu nemmeeku ci Sénégal mën a nag dañ ndax gis nañu ne léeg-léeg dafay tàng lool moo xam ci langue politique gi moo xam nag ci mouvement lu soxal askan wi naka noonu tey jii la ñu ko invité woon ci info du matin ñu teewlu ko ak Chérif Dia. jàng war nañu wax ñu déglu leen su nit amee lu mu leen di tontu bu ko neexee mu tontu waaye li ëpp maanaa rek mu seet njariñ loo ci mën a jël ci te defe naa loolu lu baax la borom diine yi ñu ngi wax borom kilifa aada yi ñu ngi wax ñi nekk ci karange gi itam daañu mën a déglu leen ñi am ci mbirum syndicat yi di liggéey war nañ leen déglu bon réew mi nañu déglu ku nekk jël nag li am maanaa mooy penco bi fi amoon te boobu ak léegi président Amadou Mahtar Mbow jiite woon ko
la mu xàlloon ci yoon ndénkaane yooyu buñ ko toppoon problème yi du mel nii mu mel donc nañu delluwaat foofu fitna yi am ci université yooyu itam am na ay yoon yu nga xam ne buñ ko toppee sart yi buñ ko toppee coono bi dana wàññeeku nit ñi nag nañu fexe ba li nga xam ne dénkoon nañ ko nit ñi ñu xamale ko parce que xam-xam ak wesaare dafa baax bu dul loolu fitna dana fi yàgg ndaxte xamat yi mooy ku xamul nag dañ leen war a dimbale ñu xam te itam ñu wegante et di xayma yenn saay ci assises yi li ci ëpp maanaa ci man ci su ma gis ki nga xam ni moom la ñu jël teg ko ci kaw ci jal bi moom warul di farfarloo loolu nag bañ ko waxee ñëpp ci àndoon ci ñu nekkoon foofu waaye bi ñu génnee ñu delluwaat comme ni fitna rek maanaam président buum di buum mi loolu itam fekk jógewu fi du ñu génn ci fitna. niñ koy xawoon ci ponk xibaar yi lu yees li ñu indi nag ci code de presse bu Sénégal ndax loolee bu sottee nag dina tax daal métier mi ñu mën a segg lu bari ndax bari na lu ñu ci laam-laamee ñu bëgg a jubbanti lu bari loolu nag ab laaj bu ñu samp la jëmale ko ci ki nga xamante ni moom moo jiite commission nationale bu carte presse bi muy Daouda Mine nag kàddu yi mu ngi ko yëkkatee rek ci diwaanu Kaolack ci ab séminaire boo xamante ne nii ndawi reporter yi ñu ngi ko fa doon amal. mu leen tontu nag leer na dafa di xeex boo xamante ne ku nekk danga caa war a dugal sa loxo moo xam organisateur yi ba ci taskatu xibaar yi nguurug Sénégal naka noonu it leneen la mu xamle mooy lu soxal wàllu carte de presse yooyu ñu ne nag daanu ko tàmbalee defar ci weeru mars ñu teewlu ay kàddoom ci micro Ibrahima Diamé. non man maa conviction est que bu fekkee ni ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ngànk mbir mi def nañ rôle bi nga xam ne moom la ñu xaar ci ñoom assainissement boobu ñuy wax dinañ au moins nekk ci yoon bi pour def ko. parce que assainissement du question da ngay xëy tey rek da ngay assainir mu sotti tey àdduna marche la da ngay commencer benn mbir et ça va s'inscrire dans la durée tey jii am nañ texte yu nga xamante ne voté nañ ko am nañ commission de la carte nationale de presse am nañ CORED bu nga xamante ne mu ngi fi di saytu am nañ benn loi bu nga xamante ne moom mooy affaire entreprise de presse bi ñu ngi xaar benn loi bu nga xamante mooy ARCA nga xamante ne day mën saytu rajo yi télévision yi presse écrite ak presse en ligne bi loolu yëpp buñ ko demee ba voté ko ba pare acteurs yi ku ci nekk li nga xamante ne moom moo nekk sa wàll soo ko doxalee nu nga ko war a doxal je pense que dinañ arriver à ça état def lu ko war ñun professionnels ñu def lu ñu war mais organisateurs yi également def lu leen war li tax ma ne organisateurs yi parce que su fekkee ne ñoom joué wuñu le jeu ba nga xamante ne ñun ni ñuy exiger carte nationale de presse ñoom dinañ exiger carte nationale de presse yooyu pour mën a permettre nit ñi ñu ñëw seen i activité bu boobaa ça servirait à absolument rien su fekkee ni ñoom dañuy jël ku nekk ñu mun ko accepter jox la information wala ñuy dugg seen i manifestation bu boobaa lépp lu nga xamante ne dañ koy liggéey te amul benn njariñ il faut que ku ci nekk jouer le jeu pour que assainissement bi ñu bëgg mu mën a jaar yoon comme ni ñu ko souhaité. ñu yegg ba Mak Koulibantang ma nga ca département bu Goudomp foofe nag dafa am benn collège bu ñu fa doon tabax ci atum 2018 waaye ba nëga ni door képp la def dara yeggu ca tey ji ndongo ya ak seeni wayjur nag ña ngay naqarlu lu ni mel ndax bëgg nañoo jàng te nag jàng tëleen bu weesoo loolu sax ñu ne geste barrière yi ñuy wax ngir mucc ci mbas mi loolu dafa di ay jafe-jafe ñàkkum table banc naka noonu promoteur ba nag moo ca gën a yéeme nee nañ 2018 ba tey ñi ngi koy wër kenn xamul fu mu ne leeral yi dañ ci ànd ak Bakary Konte ak Xaali Jaame. population yi nekk fii ci diwaanu Koulibantang ñoom nag ñoo mer ba futt ñu ne nag lu ñu bëgg ñi jàkkali tabax seen CM bi ndaxte depuis 2018 ba léegi lañ ko door wante ba léegi liggéey yi antuwul. PAIBCA moo war a tabax salle de classe yi ak équipement mais gis nañ ko léegi PAIBCA contrat jeex na presque si Casamance yi mais ba léegi CM Koulibantang pareegul mbir karo amatul. peinture tamit des na ba léegi seen toilette ba léegi amul benn toilette xale yi ñu nekk foofu en tout cas ils sont tellement dynamiques damay remercier principal ak personnel yi yëpp parce que eux ils travaillent seen liggéey dañuy liggéey si conditions yoo xam ni c'est tellement compliqué mais n'empêche ils s'activent. élèves yi nag daal di ñaawlu situation bile ñu ne sax dañuy tiit loolu ndaxte mesure barrières yi kenn du ko respecté ci école bi ndaxte table banc yi ñoo manqué. ñun ñoo am benn problème ci suñu CM bi. CM bi daa am benn problème boo xam ne entrepreneur bi xamul sax fan mooy CM Koulibantang mosul gis suufu CM Koulibantang yi ensuite le ministre de l'éducation monsieur Mamadou Talla pour mu jàppale ñu carrément ci suñu école bi parce que am sonn nañ loolu on souffre bien fii si Koulibantang manque de table banc mun a tax na sax ba dispositif sanitaire
tax na ba mën nañoo respecter les conditions sur le coronavirus. parents d'élèves yi nag ñi ne entrepreneur bi nag la ñu mere ndaxte kooku kenn gis ko depuis ay weer ñu ngi koy wër kenn xamul fu mu nekk. SEM bi liggéey commencé na depuis 2018 ba léegi gis nga ni que suñu liggéey bi dafa taxaw benn maçon nekku fi benn entrepreneur nekku fi depuis chantier bi commencé ba léegi entrepreneur boo xam ne moom moo yor chantier bi kenn gisu ko si dëkk bi donc ñun nag loolu doon na njaxte si ñoon joytu nañu si suñu autorités yi joytu nañu au niveau de tous les autorités mais ba léegi on ne trouve pas gain de cause. askan bi nekk fii ci diwaanu Koulibantang maire bu fa tëdd ne bu fekkee nag autorité compétente yi réagiruñu ñoom nag dinañ wàcc ci mbedd yi pour daal di wane seen nakar. Bakary Konté ñu wax ci tolluwaay mbas mi tey ci réewum Sénégal lu toll rek ci ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett doomu aadama la ñu gis ci ñoom jàngoroy mbas mi ci seetlu bi ñu def mu toll rek ci ñaari junni ak juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaar loole nag bu mu sottit gis nañu ni juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent moom ay jege lañu cas communautaire ya di gën di yokk weesu na téeméer ak juróom-ñett fukk ñu teewlu ki nga xamante ne moom la ñu dénk wàllug fegu gi ci ministère de la santé docteur Mamadou Ndiaye. tey bésu alxames ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février mi ñu nekk ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci ñaari junni ak juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaar test yi ñu def ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett ñoo ci positif yooyu am nañ ci juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñi yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas importé mooy maanaam ki jóge bitim réew waaye am nañ ci téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent ñi nga xam ne ñooy cas communautaire ñaar téeméer ak fukk ak ñeent si malade yi ñu entré woon hôpital ak ñi nga xam ne ñi leen toppoon ci biir kër yi wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu si àll àndee ñeent fukk ak juróom-ñeent ñoo nekk réanimation fukk ak ñaari malade ñoo ñàkk seen bakkan ba su démb alarba ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ak ñi topp ci biir kër yi ñu ngi am tan. ma ngoog lu soxal wàllug ñàkk yi jëm ci mbas mi nag ni ngeen ko xamee rek ñu door ko ci talaata ji ci réewum Sénégal président Macky Sall nag tey ji la fas yéene ñàkk moom fële ca palais de la République ñu wax ci ñàkk yi ba tey dem nag ba fële nga xamante ne rek moom mooy Tëngéej nag door nañu ñoom it seenub ñàkku ca district sanitaire ba boo xoolee sax daanaka waa kër docteur dañoo mel ni kuy buuxante lépp rek ku ci ne bëgg nga ñàkku ci mbas mi ngir mën caa rek kon mucc waaye ña ngay wax ni dispositif bu am solo teg nañu ko ngir fexe rek ba daal ñu bare bari ci waa kër docteur ñu mën leen a ñàkk dañuy dem ba Tëngéej fekk ji fa Ousseynou Thiam. À l'instar des autres localités du pays, la campagne de vaccination contre le Covid-19 a démarré dans les structures sanitaires de Rufisque. C'est le cas à l'hôpital Youssou Mbargane Diop. dañ ci kontaan trop nag mu nekk grand jour pour nous grand jour pour population Tëngéej yi ndax exemple lañ leen jox dañ leen wan nii vaccin bi baax na amul benn effet secondaire dara nekk ci te lii boo gisee ñu def ko mu ànd ak imam Rachid moom tamit vacciné woon na am na kàttan dañu wan population bi ni vaccin yi dafa baax ndax coow li bëri woon na ci. président de la République jël na xaalis bëri def ko ci vaccin yi pour sauver population yi te lii rek moo ñu mën a génne ci mbas mi ñëpp vacciné wu. bu ngeen xoolee dëkk bu mel ni Israël presque ñoom retour nañu à une vie normale presque parce que ñoom ñëpp vacciné wu foofu donc vaccination rek moo ñu ci mën a dimbale. donc dañuy ñaax population yi ñoom ñëpp ñu préparer dem inscrire ci site ministère de la santé bi pour préparer jël vaccin bi. ci wàllu luy di district sanitaire bi nga xam ne bii moom mooy pëlete boobu la campagne matukaay yëpp jël nañ ko ngir ñàkk lii di personnel de santé bi. ñi ngi commencé tey ci ñi nga xam ni ñoom ñooy waa kër docteur nag comme ni ñu ko waxee mooy ñi nga xam ne ñooy faj mais ak ñi nga xam ne aussi ñoo nekk ci pharmacie yi
ñi nga xam ne ñoo nekk également action sociale donc ñooñu la ñu commencé tey bu ñu paree ci ñooñu ñi ngi jëm ci ñi nga xam ne ñooy mag ñi nga xam ne dañu am juróom-benn fukki at jëm kaw soit dañu am feebar wala amuñu feebar bu ñu paree ci ñooñu aussi jëm ci ñi nga xam ne amaguñu juróom-benn fukki at waaye dañoo feebar donc noonu lañ ko organiser. ci wàllu autorité sanitaire yooyu di ñaan askan wi nag ñu dem inscrire ci li nga xam ne lii moom mooy registre de vaccination yi loolu nag dana tax ba yombal liggéeyu équipe yi nga xam ne nii dañ leen déployer ci terrain bi ci fan yi di ñëw. cànka gërëm ñeel na la Ousseynou Thiam dañuy del si fii nag ci Ndakaaru dem ba ca banlieue ba ca Pikine foofu it ñoom démb la ñu door seenub ñàkk ca kër docteur boobu di Dominique ay kilifa nag teewoon fa tamit lépp rek ngir fexe ba ñàkki daal ñu jaarale ko ci yoon ndax xam ngeen ni solo si mooy fexe ba njëkk a ñàkk waa kër docteur Ndongo Ka àndoon na ceeg Modou Diop. département bu Pikine daal dee door nag campagne de vaccination bi ngir nag jële fi lii di mbas mi mu bokk nag ci kilifa yi ñëkk a ñaqu kii di maire de la ville Abdoulaye Timbo gannaaw ba mu ñaqoo ne xelam nag fi mu toll gën naa dal. di wax ne piqûre nañu pare nañu waaye wax dëgg fa yàlla même ñi nga xam ne dañoo ragal piqûre ñu mel ni man sax yëguñu sax ne piqûre nañu pour wax ne du dara loo xamante ne da nga koy sentir piqûre nañu pare nañu te ñu ngi nii mel ni ñu piqûre wul loolu mooy wane rek ne piqûre moom ñun ñëpp xam nañ ne gune yu ndaw yi doog a judd sax dañu am campagne de vaccination. centre de santé bu Dominique moo dalloo nag lii di ndorteelu ñaq bi kii di médecin chef bu district sanitaire bu Pikine ni ñoom nag daal dina ñuy jot lu doy sëkk nag ci ay vaccin. alors ñun jot nañu 1006 doses yoo xam ne personnel sanitaire du district de Pikine ñoo ko moom ak quelques personnes quand même des personnes leaders porteurs de voix qui sont venus ñoo xam ne dañoo ñëw wane le bon exemple ba ñu vacciner waale leen. district sanitaire bu yëmbal ñoom it door nañu liiru ñaq bi ci pàcc bu njëkk bi ñu ni jot nañu lu doy sëkk nag ci ay vaccin. waaw xam nga ñàkk yi ñi ko soxla bëri nañ lool ñi ci bëgg a jot dem bëri na lool mais pour tollale ñëpp nga xam ne du am yaama neex maanaam tànn ku la neex ñàkk ko bàyyi keneen ki moo tax kilifa yi ne na ñëpp bindu wax ne dañoo bëgg a ñàkk bu ñu ñëpp bindoo wax ne dañu bëgg a ñàkku dinañ xool en fur et à mesure ñan ñoo gën a yelloo ñàkk yi. préfet bu département bu Pikine di sàkku ci askan wi ñu xam nag fi enjeu yi daal dee toll muy sàkku nag buñ ca àggee ñëpp nag daal dee nangoo ñàkku ji. ñu gën a ñaax askan ne vaccination moom mooy li nga xam ne ni moom moo gën a mën a aar askan ci mbas yu mel nii ci feebar yu mel nii ñàkk leen doon jooy vaccin leen doon jooy ba mbir mi tàmbalee ba léegi yàlla def na trouvé nañ ko. yaakaar naa ne amatuñ luñ ci ragal. district sanitaire bu Kër Massar moom jot na 988 doses ci ay vaccin waaye district bu Mbaaw rekk nag ci département bi moo tàmbaleegul lii di campagne de vaccination. ne si def nag ba ñëpp nangu ñàkk bi loolee xeex bi tey ca diwaanu Ndar géej moom Gandiol ma nga ca département bu Ndar fanweeri dëkk ya fa nekk nag ñoo manko muy imam yaak chef de village yi daal di amal rek ab campagne di ñaax askan wa nag ngir ñu nangu ñàkk yi te xam ne nag la ñu cay xel ñaar amu ca naka noonu it ñu ngi woo rek mboolem koo xamante ne tamit yaa ngi féetee ca boor yooyu bu ñu waxee ñàkk nag te ñu woo la ca nga ñëw wuy si Ousseynou Diop Habib Seck. ci Gandiol askan wi daan nañuy mobiliser wu ñi lu jëm ci wàllu feebaru coronavirus bi képp koo xamante ni nekk nga ci dëkkaan yi nga mën a dem ñàkku ji ci kàddu ki wax ci turu imam yi moom mu nga ñaan askan wi jàpp ni jamono jile kenn ku ne da nga war a jël sa responsabilité. ñëw na ñun ñëpp dañu war kenn ku nekk war njëkkantu dem vacciné wu ndax su fekkonte ne leneen la ñuy séddale kenn ku nekk bi fi ceeb bi ñëwee kenn ku nekk da nga doon daw di jéem jëkk sa morom di wut loo lekk. te léegi nit ki bala ngay lekk da nga fekk nga wér man sàmm sa bopp waaye bañ duglu man dañ naan vaccin bi dafay loraate déedéet. kaddu yu ni mel itam la ñi nga xamante ni ñoo teewal dëkkaan yi ci seen i gox daal di wax ñoom chef de village yi seen i kaddu na ñëpp dem jëli seen vaccin bi nga xamante ni mooy jëm ci wàllu xeex feebaru coronavirus ñoom nag nee nañu ci dëkkaan yi li ñu mën daañ ko def ngir askan wi mën a dem. vaccin yii di ñëw itam ñun ñëpp nañ leen takku fas yéene kuñ ci ne kaay nga vacciné ndax comme dañu doon wër lu fi jëlee corona bi yàlla mu ngi buntu ndànk ñun ñëpp nañ leen ci jàpp. ci kàddu ko député bi di Arona Sow dem jëli sa ñàkk day bokk ci li nga xamante ni mooy sauver askan wi. kon amul werante ñii di wax nag guddeeg bëccëg ci réseaux sociaux yi kenn du leen topp nañu dem wasken kenn ku ne bu ñu ñëwee ci yow bugg la wasken na nga nangu nga wasken
mooy sa wér-gu-yaram mooy sa nga ñàkku mooy sa wér-gu-yaram parce que nit ki itam doo gis sa wér-gu-yaram ñu la koy wax ngay bañ te loolu bu ñu ko defee yàlla mën na li muccal. fii nag ci gox bi nga xamante ni mooy Gandiol askanu yëpp daal nañuy mobiliser ñoom nag nee nañu li ñu bëgg mooy ñëpp dem vacciner ju ndaxte jamono jile loolu rek mooy mën a sauver askan wi. lu jëm ci mbas mi ba tey ci beneen wàll nag gis nañu ne tey jile ab ONG ñu gën ko xam nag ci ONG international Charity moom moo taxaw rek ngir dimbale hôpital enfant ba nekk ca Diamniadio muy kër docteuru xale yooyu nekk ca Diamniadio lépp rek ngir dimbali leen ci wàllu ko jumtukaay su ko defee ñu gën a mën a fegu ci mbas mi ñu teewlu Momar Talla Lay moom mooy directeur ONG boobu. alors demande tey bii nag moom. effectivement hôpital bi ci boppam moo ñu def demande ñun ci demande boobu ñuy jox ñu jël li nga xamante ni mën nañ ko ci couvrir ñu couvrir ko moo tax ñu ñëw fii tey pour joxe ko. fa la toll ci mise en service polyclinique bi ngeen tabax fële ci Rufisque Ouest. waaw polyclinique Rufisque Ouest bi effectivement IHCO moo jëndoon terrain bi 1000 mètres carrés alors. construire ko équiper ko li des moom mooy fonctionnement mais comme que dafa am bailleur boo xam ne moo nekk Émirats Arabes Unis moom mooy joxe feu vert pour que fonctionnement bi mën a démarrer kon loolu rek moom moo des daal pour mu ñu tàmbali. ma nga ko yegsi nañu ci xibaaru bitim réew yi doore ko fële ca Mali ca tënk ak procès bu Amadou Aya Sanogo bi tàmbaliwaat tey ci alxames ji nag moom capitaine boobu ci jamono yi nga xamante ne nag kon ma nga jiite woon ab coup d'état ci atum 2012 la woon tey ji nag général Sanogo la ñu koy àtte rek bokk na ci faat bakkan la ñu wax 21 ci militaire yoo xamante ne nag dañu leen boom du moom képp la ñuy àtte daañu ko àtte moom ak ñeneen 22 militaires yoo xamante ne tey bokk nañu kon ci procès boobule béret rouge lañu muy ñooñu nga xamante ne nag ñoom la ñu faatoon ci fàttali moom nag mi nga xamante ne nag nekkoon na ñooñu ñu faatoon ci li ñu wax sax na dañoo jege woon lool ki nga xamante ne moo fa nekkoon jiitum réew di Amadou Toumani Touré. ci xibaaru biti réew yi ba tey ca Niger la ñu jëm ak rek kon faluk njiitu réew ma fa amoon gannaaw rek résultat globaux provisoires yi nag ba mu génnee second tour ba gis nañu nag tey jëlee fale ca Niger daanaka fitna gu tar moo fa amoon fitna goo xamante ne nag tax na ba askan wa daal doon laale ak ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo féete ca kujjeg politique ga ku ci nekk ak ka nga faral mu nekk ay résultats yoo xamante ne nag kon dafa daal di jox rek ndam candidat bu PNDS moom mi nga xamante ne moo nekk ca nguur ga ñu gën ko xam ci Mohamed Bazoum moom nag moo daal di jël raw gàddu gi ci téeméer boo jël juróom fukk ak juróom benn daal di raw nag ki jiite RDR muy Tandji Mahamat Ousmane. xibaaru bitim réew yi ba tey ak sommet di ndaje mi nga xamante ne nag ubbi nañu ko mu ñeel nag ndajeem réew yi tugal yi daanaka li ñuy waxtaanee bokk na rek ci wàllug mbas mi tey ji nañu daal di fas yéene kon ubbi ndaje mi daal di koy wéyal ba ëllëg ci àjjuma ji ci visioconférence nag la ñu koy defee mu nekk ay kàddu yoo xamante ni ña ngi koy weccoo naam waaye dafa mel ni fantasiro am na rek ci seen diggante ci yu baree bari ndax bëgg nañu ne lu soxal wàllug ñàkk yi ñu génnee mboolem ñàkk yi nag la ñuy séentu ci ñàkk yi mooy résultat yi ñu ci wax nag ak na muy aaree doomu aadama yi na nekk loo xamante ne nag aar gu dëggu lay doon waaye leneen it ña ngi koy laam-laamee ci wàllug frontières yi mu nekk ñàkk déggoo waaye gis nañu ne tey am na ñaari réew yoo xamante ne dañoo taxaw tey ne mboolem koo xamante ne nag ñàkk woo mayuñu la ngay amal yenn tukki ci espace européen loolu it ba tey déggooguñu ci waaye ci lu ñuy waxtaan la dañuy daal di nag wax ci wàllu tàggateram it ci tënk ak Tëngéej FC bi nga xamante ne kon daal di nay may kii di Youssoufa Dabo contrat am nag ñu wéyal ko ba ñaari at ci kanam it mu nekk club rufisquois boo xamante ni technicien sénégalais boobu nag nee nañ boobu dafay daal di toogaat kon ci club ba atum 2023 dañu ko yokkal moom moomee di Youssoufa Dabo ndax loolu dafay tax rek liggéeyam daal gën a ñoŋ ak it la nga xamante ne moom la namm ca équipe ba te muy fexe nag ba lépp loo xamante ne ni dañ koy doxal moo xam ci wàllu cadet ya junior ya ak senior ya ñu mën koo doxal bu baax a baax ma ngoog moo doon li fi gënoon a fës ci xibaaru tàggat yaram yi dañuy jàll li ci yéenekaay yi ak Mamadou Mohamed Ndiaye.
jërë ngeen jëf suba ci àjjuma ji ca la ñuy futti Ousmane Sonko waxuma ko Le Quotidien moo ko bindee noone ubbil yéenekaay bi xamal nañu leen jiital parti Pastef li honorable député Ousmane Sonko immunité parlementaire am bu moytul suba ca lay dañ su moytuwul it suba ci la ñu koy jébbal juge bi ndax woote nañu plénière ci assemblée nationale suba ci àjjuma ji ngir càmbar liggéey bi nga xam ne commission ad hoc bi def na ko jëm ci dindi mbalaanum kiirlaay bu député Ousmane Sonko sursoi nañu bu ñu ca yeggee juróomi orateur ñooy jël kàddu gi journal La Tribune mel ne moom ko am takk bu wér ci yëf yi ak fa muy mujjee li mu bind moo di suba ci àjjuma ji ca la assemblée nationale fas yéene jël Ousmane Sonko jébbal ko juge bi ngir mu lijjanti ak moom tuuma yi xale bu jigéen bi di Adji Sarr gàll ci yow ndoddam Sud Quotidien gis ne yoon wa ñu jaarale woon Khalifa Ababacar Sall Ousmane Sonko tege na ca yoon wa ne militangam yi ak sympathisant yi ñuy teg loxo bu noppi jëm ci dindi immunité parlementaire am ci assemblée nationale noonee la ñu doxale woon ak Khalifa Sall atum 2017 ba ni ñu ko jëlee yóbbu ca kaso ba loolee nag yéenekaay bi gis na ne mooy yot Ousmane Sonko lise ko nañu ci jamono ji ñuy sànkee Sonko Cheikh Bara Dolly ak Abdoulaye Makhtar Diop laale nañu ci kawi kàddu laale gomiti li ko ndi yéenekaay bi nañu moo di grand serigne de Dakar dane dafa am ay député yoo xam ne li ñuy waxtaane ci biir commission ad hoc bi dañuy génn di ko wax ci presse bi te loolee texte yu assemblée nationale yi da koy bañ député Cheikh Bara Mbacké Dolly tontu ko ne ko maa bañum sebet ndaxi weñ ni nit koo xam ne bokk nga ndékki ak Léopold Sédar Senghor añandoo ak Abdou Diouf reerandoo ak Abdoulaye Wade nit ku mel noonee nan la mën a wëlbatikoo di mbaxar yàpp Macky Sall ndax tuut samu lay sexal ci kaw loolee Les Échos xamal nañu ne kii di Ousmane Sonko def na démb doxantu bu sew ca quartier ba mu dëkk waaye fu mu ci jaar rek nit ñi wan nañu ko seenug cofeel seenug jàppale ak seenug solidarité lépp lañu ko témoignel le témoigné nañu mbirum Ousmane Sonko bi tax nañu bari ci dëkk bi dañoo ànd ak tiitange la si ne kay nañu moom kay sagara ngay xeeñ ci réew mi ne assemblée nationale mi ngi jëm ci levée immunité parlementaire bu Ousmane Sonko waa këram yi di waa parti Pastef ak waa FRAPP France Dégage ñoo ngi nas ak nësat ab doxum ñaxtu boo xam ne nee nañu doxum ñaxtu bi ca palais de la République fa la ñu ko bëgg a teerale Le Quotidien dolli ñu ci ne aw ñoñam maanaam ay partisans xamle nañu ne talaata jii di ñëw danañu manifester defub mars xaaruñu ku leen ci jox ndigal ñu am ci autorisation ak ñu bañ ko ci am la ñu yemale sursoi nañu ci demee ak ndànk nag ndax ministre intérieur di Antoine Félix Diome daas na fanaanal toog di leen xaar ñi bëgg a manifester ci réew mi ngir xeexal Ousmane Sonko yéenekaay bi mi ngi ñuy xamal li leen Antoine Diome dencal Adji Sarr li mu denc tey la koy wax juge bi l'observateur nañu juge d'instruction bu 8e cabinet bi ñu dénk coowal mbës mi moo convoqué Adji ngir déglu ko daje bi Adji Sarr amal démb ak EOCAM ngir waajal seenub defante ak Ousmane Sonko la tukkee ca gise ba am na lenn lu ñu ci journal bi baaxee ba wax ñu it li waral juge di njëkk auditionné Adji Sarr laata Sonko ñeneen ñu am lante ak yoon ci wàll wi di Guy Marius Sagna Assane Diouf ak Clédor Sène l'observateur nee nañu ña nga ñu tëye ba léegi ca division investigation criminelle ci bëccëgu tey ji ci lañ leen war a defeere lii quotidien boole leen ñoom ñett ñëpp di leen waxtaane mu di Guy Marius Sagna Assane Diouf ak Amadou Clédor Sène ñetti doomu aadama yu njuur tojul seen bopp maanaam ay tête brûlée noonee la leen yéenekaay bi xëy tuddee ba wax ñu lu bare ci seeni histoire Vox Populi nañu li leen bàyyi ba léegi ci loxoy alkaati yu division investigation criminelle yi moo di seenub garde à vue moom la ñu prolongé nas ay pexe ngir turbale ordre public bi mooy li ñu leen di toppee ñu topp yoon akub liggéeyam ba ci libération journal bi nee nañu ay am na ndax certificat nationalité yi ñu doon wax naan dañu koy jël di ko jaayi étranger jaay nañu ca ba jaay ca benn waay boo xam ne nee nañu ci Daesh ca la bokk moom waa ji 2013 ba léegi mi ngi ci Ndakaaru ab pâtisserie la fiy seere am na identité Sénégal am na passeport Sénégal te yépp mi ngi ko amee ci faux certificat nationalité Sénégal yi mu am li am ci xët mu njëkk réew mi quotidien ma nga xewee ca Mbour ubbil yéenekaay bi ñaari xale yu góor ñoo dem ci hôtel Lagon 2 ba ca Mbour yéenekaay bi nañu ba ñu yeggee kenn ki dane moom doomi président de la République Macky Sall la ka ca des ne moom it doomi Idrissa Seck la journal bi nañu ca la ñu nekkee ca l'hôtel ba jël fa benn suite présidentielle tëdd fa ba seen xol sedd dem bàyyi leen ak bor lise ko nañu facture bu 1,512,000 moom la ñu fa bàyyi te li ci doy waar nag journal bi nee nañu facture boobee waa présidence de la République ñoo ko mujj fay nee nañu doomi président de la République bu ñu naan Ibrahima Sall moo joxe instruction ngir ñu fay facture ba. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye mbokk yi nit sant nañu leen gërëm leen bu baax a baax yéen ñoo ñu fare woon ci machine bi ñu jàpp ci xibaar yi ba mu sotti rédaction bi dina fi teewaat ci yeneen jotaayu xibaar balaa boobu ma bàyyi leen ak Mamadou Ndiaye taxaw na ak jigéenam soxna Marie bi maa ngi leen di nuyu bu baax a baax. ñoo ngi lay fay soxna Fatou Kiné Deme di nuyu téléspectateurs yi internautes yi boo jeexalee boo daanelee rek ñun ñu ñëw jël daal di waxtaan ak internautes yi ak téléspectateurs yi comme ni ñu koy baaxoo di defee bis bu ne altine ba alxames. mu ngoog kon maa ngi ci geneen wet gi di xaar li ci xarala yi. miin nga ko noonu. miin naa ko jaa ngeen jëf mbokk yi. jaajëf.